KMTV seen chaîne YouTube bu leen di indil ay xibaar yu wóor te leer. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللعين والصلاة والسلام على من غزا بدرا وأخدا وخندقا سيدنا وشفيع ذنوبنا وربيع قلوبنا أبي القاسم المصطفى المحمد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم su ko defee mbokk yi fi teew yépp ñoo ngi leen di siyaar di leen wàccee seen wàccuwaay jëlee ko ci wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamante ne du wax ci bànneexu bakkanam te moom moo ne unazzilu naasa manaziluhum wàccee leen nit yi seen wàccuwaay waaye ci biir wàccee wàccuwaay googu dafa am jotaay yi nga xamante ne si jotaay gënu ko jotaay bi ci la bokk ba tax na kenn ku ci nekk ci yéen rek ñoo ngi koy jox nuyoo boppam di nuyu sunu kilifa sunu xarit waaye sunu lépp mooy Seydi Cheikh Ahmad Tidiane mi nga xamante ne moo ñu féete sunu wàllu ndeyjoor di ko jox nuyoo boppam mu laaf ñëw bàlle ñi ca des ñépp waaye itam di nuyu waa quartier bi yëpp bàyyiwuñ kenn di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo yi délégué de quartier mu daldi yóbbaale ñi ca des ñépp moom itam mu mel ni waxtaanu koor lañu wax waxtaanu koor nag mbokk yi dañ ciy tooñ ustaas yi di wax ne ustaas yi benn bës lañ am benn weer te mooy sëhru ramadan ma ne laa xarwa parce que moom mooy weeru alxuraan te weerub alxuraan nag weerub ñoñi alxuraan la noonu la toll su ko defee ñu ràmbar rek comme que temps bi dafa dem lu bari te dañuy introduire kese thème bi tey di dellu ci li sunu mbokk Daouda war a waxtaane imam Daouda moom itam ñu koy nuyu bu baax di ko wàccee wàccuwaayam mu war kaa waxtaane waaye dañuy ouverture rek moom bu ñëwee daal di yaatal incha allah responsabilité nit du ko xam waaye da koy am responsabilité nit du ko xam ngeen baal ma waaye da koy am bi ko nit di am pour ñu bañ a soril rek dafay dellu ci ñu jël misaal ci ñi nga xam ne ñoo ñu gën a jege te mooy ndaw yi tuddee seen bopp waa yaakaar yi mag ñi yaakaar yi mag ñi nag dafa nekk tur bu diis waaye dafa nekk tur boo xam ne ku amul responsabilité sañul taxaw ne moom mooy yaakaar yi mag ñi parce que tur bee ni toll responsabilité ñetti ponk la am première bi mooy sàmm kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi sàmm nag du yokket parce que ci biir sàmm perensan yi jur bi xaw ma ndax olof yi ñoo ngi may dégg jur bi xaw a jur gi moom mooy génn langue gi waaye du tee ki nga xam ne moom moo yor seen responsabilité kenn ku ci nekk rek mu daal di koy jox ay enseignement am recadrer ko dugalaat ko ci langue gi waaye nag sëf ku féeteerlu parce que féeteerlu c'est autre chose kon kuy sàmm warta yokkat boobu Saïdou Nourou Dieng danga ciy dugg beneen bi moom mooy ñoŋal li ngay sàmm parce que li la yàlla dénk ak li nga teg sa bopp c'est diamétralement opposé ci biir loolu itam olof dafa ne dankub suuf ku ko sànni ci kàmb sànni ko ci fu miim danku suuf ku ko sànni ci kàmb
sànni ko ci fu mu miin. Saïdou Nourou Dieng boobu itam dafay delluwaat ci yow. beneen bi mooy gannaaw bi nga sàmmee xarañe bi ci des moom mooy sa meññinta mooy sa résultat mooy njub moom mooy sa meññeent mooy sa résultat. njub nag ça ne veut pas dire que ne yow ñi nga yar ñëpp dañuy daal di jub, parce que njub ci loxo yàlla la nekk. nit ki dafay sabablu rek, parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax yàlla da ko de woon yow doo jubal waaye man maay jubal. kon cadre boobu moom noppal ci sa bopp. sawaun alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun xatamallahu ala xulubihim demet ba aaya bi jeex. kon loolu mooy njub. mu mel ni ci biir yaakaari mag ñi ba tey dañoo am njiit bi mu ngi tudd Saïdou Nourou Dieng. Saïd ci arab moom mooy ku réussite. nit nag ma yaakaar ne bu dee da nga ànd ak ku réussite da ngay faxe réussir ni moom, parce que fa tasabbahu in lam takunu misluhu inna tasabbuha bil kirami ribaaxu. loolu moom moo ci nekk. Saïdou doo dindee saa bi ayit moom moo fay des. ayit moom mooy feet, te yaakaar naa ne feet ba ca gën a rëy ci feetu jullit yi mooy weeru koor. non seulement que weeru koor, ci biir weeru koor yàlla ne weeru koor man maa ko moomal sam bopp te maa koy fayal sam bopp. kon loolu yaakaar naa ne feet gënu kaa rëy. ci biir maa ngi ci biir turu Saïd ba tey de. ayit moom mooy feet. sururun fii sururin wa aidun duna ayaadil uyuni rabiun wasana fiihi sahirun bi aamil fiili yawman baada noonu. aamil fiili moom mooy lan? moom mooy suñ Baxdaad fi mu toll, wala ñu ne Aynul Maadi 2 ñépp xam nañ ne ci quartier bi fii képp ku génn dem feneen rusoon ngaa wax ne Baxdaad laa jóge, parce que lan dañ ñoo canaliser ci benn mbir mooy Baxdaad ku fi nekk da ngay sàcc wala ngay tox ainsi de suite et cetera. te or ko ne demeewul noonu. ndaw yu xam seen bopp ñoo ngi fi, ndaw yu gàddu seen responsabilité ñoo ngi fi. ci biir ndaw yooyu ba tey damay am exemple te mooy yaakaari mag ñi. fa man yahdillah fala mudilla la. waaye nag fakam unaasin tamannaw bisuluki ala uslubihi ma xada man xaala wattiini. malheureusement mbir boo ci nekkee am na ki nga xam ne dina am yéeney bokk ci sax, waaye yàlla moo ko ci dul boole. loolu di nekk benn conseil bi nga xamante ne maa ngi leen koy dénk yéen ñi nga xam ne yéen a tuddee seen bopp waa yaakaari mag ñi. mbir boo ci nekkee dafa laaj patience, rawatina nga yor liggéeyul mag ñi. mbir boo ci nekkee dafa laaj ñàkk a yokkat. mbir boo ci nekkee dafa laaj nga gëmm, parce que olof Njaay mooy faral di wax ne ku seddu gëmm. comme yéenay ndaw yi mag ñi nag da ngeen di gëmm. yéen ak mag yi ngeen kotti yalli ba biir aljana insha allah. parce que charge bi leen mag ñi charge moom mooy waral loolu. yaa ayyuha sibyaanu la tastaxilu an il huda wa bil ulumi staxilu fastaxilu bil xifzi wa tilawa waaye wajtanibu majalis saxaawa. majalis saxaawa la Bamba wax, sun maam Bamba wajtanibu majalis saxaawa. majalis saxaawa nag mooy lépp li nga xam ne day dind sa cadre insaniya, mooy sa nite. parce que nit liñ soxla ci moom mooy nite. bu niteetul leneen lañ koy tuddee. xel liñ soxla ci xel moom mooy mu xellil la, nital la yoon bi ngay aw. xel bu la xellilul dans ce cas leneen lañ koy tuddee. waaye nag maal asaf am na ci ñenn ñi nga xamante ne kenn xamul luñ doon. in hum kal an'am bal hum adal.
beneen bi ci des moom mooy alawtul bihaar alzahirati wa innani alawtul xura wal mudun balhal jibala arumu ridal baari li nusrati diinihi wa ibrisu lil jiili jadidil misala daifun alilun saibun mutahammisun li yunsira diinan la yuridu xitaala li anna nabiya alhaasimiya dahra ma gaza bala sadda udwanan wa radda dalala loolu la seex al islaam alxaaji ibrahima wax moom itam ci paaru jox ndaw yi seen responsabilité pour ñu ñeme yoon bi yuxaadiru ni fidyaanu sitxin xad axlasu ilallahi xasdan lan namuutu wala naxya seex al islaam nee na ay ndaw yu gëm seen bopp dinañ ma dikkal duñ ma dikkalee dañ may yërëñ parce que waxuñu ku dëkk ci dëkk gi waaye ku liggéey dëkk gi lañ wax laysa al fata man yaxuulu kaana abi innama al fata man yaxuulu ha ana za ndaw bu nar a jëriñ péncam ëllëg du ne sama baay lii la fi def far yoo léegi dal rek sa maama fi defoon lii sa maama rayoon gaynde ga ainsi de suite et cetera mais yow ana loo def mais loolu dalul Saïdou Nourou Dieng parce que exemple la je l'aime bien encore une fois dama koy tiitaroo parce que dafa raar nit ku mel ni moom dafa raar parce que dafa am ambition dafa am lu mu gëm chaque jour nag mu am lu mu dégg mais teewul dafay nekk ci farataam rek parce que nit ki bu ñu la nee sa tubay dafa xotteeku rek xamal ne ki la ko wax dalaa féete ginnaaw demal ba egg si ngay egg li woykat bi ne ngeen baal ma bojo bu leen toppatoo doxal sa dox bu leen faale dañ lay tardeel loolu rek moo ci nekk ba tax na loolu itam Saïdou Nourou yaa ko moom gis nga Céline Dion dafa wax lu am solo dafa ne j'aime le succès mais j'ai horreur de la célébrité keroog dama koy déglu mu wax lu mel noonu mu ne man ci part bi ma nekk mooy métier artistique mu ne bëgg naa ci ndam waaye bëgguma fiw mais léegi nag gars yi buzz rek moo rey nit yi te buzz nag ci fu mu lay jëmee ndox du fa am kon mieux vaut que nag nga topp sa farata nekk ci cadre nit te bañ a nekk ibnu adam parce que insaniya mooy nite dafa am solo ci nit ñu ràmbar rek comme dañuy ubbi ala ya bani hadha zamani daawtukum li ihya'i diini bil ulumi ajibu kon nag ajibu daaiya al mawla Cheikh Seydil Hadji Malick moom itam ñëw ak paaram woo ndaw yi ci lan ci xam-xam te ñëpp xam nañ ne xam-xam ci xel lay nekk kon dans ce cas li muy soxla ci yow mooy sa xel gi na yeewu afala yatadabbaruna al quran tadabbur tafakkur ainsi de suite li koy def seetlu ak seetantal xel a koy def xam-xam door a ñëw mais nañ jël suñuy responsabilité ci loolu bañ a nekk ay altoppe bañ a nekk nit ñi nga xam ne dañuy féetewoo tàccu rek te duñu tàccu ma zaanakum misla sakinati fi duja waaye nag ma saanakum misla rida bi xuttaaf ak a neexoon ndaw ñi jël seen responsabilité ba mel ni waa yaakaari mag ñi kenn ku ci nekk ci ñoom boo ko gisee moo ngi ci farataam ndaxte ndaw doo ko tere lu bon waaye da ngay fexe ba du ko tal looloo tax enseignement wu yaakaari mag ñi ak seen programme demee ni mu demee chaque jour yaay damay dem chaque jour yaay damay léegi nag yaay bu fekkee ne amul benn conscience bu tranquille bi danaan sama doom bii de mooy loolu keroog am na ku ma ci àddu wax ne sama yaay damaa wax ne damaa meere xoolal naaru kàddu yooyu
mbokk yi nañu xamaat ni àdduna lañ nekk te àdduna gi chaque jour boo xëyee da ngay gis ku jël vol jëm yowmal xiyaam muy nga am âge bi mu am muy mu am âge bi la supérieur muy mu am âge bi la gën a wàcc kon nañ bàyyi suñu xel ci suñu diine nañ bàyyi suñu xel ci suñu jamono parce que diine ak jamono ñoom ñaar ñooy ànd waaye diine nag bu ëppee jamono daldi lay écraser waaye jamono bu ëppee diine dalay daldi sacrifier kon ñoom ñaar ñooy ànd ala kulli xaal ba tax na ñoo ngi guddal foofu la ñuy yemale kàddu yi sax mënoon naa ñàkk kon nag atmim lana nuurana waxfir jaraimana taxdi xawaijana yaa wasi'ar ruxumi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Bonjour, chers parents et amis. Soyez les bienvenus. Vous nous honorez par votre présence en ce jour si particulier. Je profite du fait que vous nous avez accordé un peu de votre précieux temps pour partager un sujet qui nous intéresse à tous, la responsabilité, particulièrement dans l'éducation. On dit que les jeunes sont l'avenir du pays, mais pour devenir cet avenir dont tout le monde a espoir, nous jeunes devons être armés d'une bonne éducation qui nous permettra de développer non seulement nos facultés intellectuelles et morales, mais aussi notre pays. Pour accomplir une telle tâche, nous devons être responsables. Une responsabilité que nous apprenons de nos familles, mais aussi de nos écoles, aussi bien françaises que coraniques. Ainsi, vous qui êtes nos parents, professeurs et oustas, jouez un rôle primordial dans notre éducation. C'est pourquoi je vous prie de ne jamais cesser de nous épauler dans nos études et projets. Quant à vous, mes chers amis, apprenez à être responsable en commençant dès maintenant à prendre plus sérieux vos études. Comme le dit si bien Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Ceci pour vous dire que c'est en étant jeune que nous devons préparer ce que nous serons demain. Par l'éducation, devenons responsables de notre avenir et leaders de notre pays. J'espère que quelques mots seront utiles à chacun d'entre vous et encore merci pour votre attention. Yow mbokk mi may seetaan bu la sa doom tàggoo ni la maa ngi dem yaakaari mag ñi ba nga koy tere ndax yaakaari mag ñi dindi na si ñun lëndëm def si ñun leer. ndax yoon boobu ñu jëloon yoonu sànku tele woon ndax xale lu ko këf dafa yomb rawatina jamonoy tey te yaakaari mag ñi boo fa demee te nekkuloo woon responsable dan lay def responsable bu mag ndax ñun mag ñi ñooñu ñor cant ak ngërëm ñeel na Saïdou Nourou moom mi ñu jëlee ci lëndëm tàbbal ñu ci leer. KMTV seen chaîne YouTube bu leen di indil ay xibaar yu wóor te leer